asalaamaaleykum waa siiwal Sénégal chers abonnés ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci benn émission rencontre interview ak benn champion benn mbër ñu ngi fii ci Kër Massar unité 16 fu jege lool arrêt 54 en face marché Jumbo tey dañoo ñëw seet si benn lutteur benn champion comme ni ñu koy waxee ñu ngi koy tuddee Calmou Ndour. Calmou Ndour la ñu seet si pour waxtaan ak moom ci carrière am waxtaan ak moom ci projet yi waxtaan ak moom ci combat yi nga xam ni mi ngi koy dëkkmal ak waxtaan ak moom tamit ci situation lamb ji ci biir Sénégal ak ci arène bi Calmou Ndour ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay sama xarit sama grand sama père Pade di nuyu waa mbokku internet yëpp di nuyu waa siiwal Sénégal maa ngi leen di bëgg bu baax di leen ziar di rafetlu teewaay bi fii nag di nuyu suñu waa kër. di nuyu suñu dëkkandoo yi ñëpp maa ngi leen di bëgg waa unité 16 bi yàgguñu fee tuxu si nag unité 12 lañ dëkkoon di nuyu waa unité 12 wi ñu jóge maa ngi leen di nuyu bu baax xam nga sama papa yi dëkk foofu sama grand yi sama xarit yi fépp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu suñu waa kër nag ñoom Seynabou ñoom Tafatou ñoom Marie ñoom Eli ñoom Tima maa ngi leen di bëgg bu ak sama rakk Jules maa ngi leen di bëgg bu baax ak sama jarbaat bi maa ngi leen di bëgg waa di nuyu sama papa nag yàlla may ko gudd fan ak wér di ñaanal sama yaay yàlla na ko xare ko àjjana firdawsi ak mboolem julli ci mu fekke di nuyu waa kër Cheikh na Saad bu baax di nuyu sama sëriñ sama wasila Cheikh Sidi Khayri ibnu Cheikh bu nana doomu Cheikh Talibouya doomu Cheikh na Cheikh Saad bu maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko jox wàccoo di nuyu mbokku kilifa diine yëpp nekk si réew mi yëpp maa ngi lay nuyu bu baax waaw. Calmou Ndour fan la cosaanoo ci Sénégal. waaw man sama cosaan mu ngi nekk Marfafako Île du Saloum dans la région de Fatick. boo demee ba croisement Ndiosmone da ngay jàdd romb Ndiosmone Diofior Fimela Ndangaan jël gaal dem suñu dëkk waaw suñu dëkk benn île la foofu quoi. mooy île du Saloum. bu ñuy waxtaan man ak yow bu ñuy jokkoo ak yëpp damay gis ne bu ñuy waxtaan damay gis ne kii jàng na école est-ce que c'est effectivement ça. da nga jàng. waaw man jàng naa j'ai fait les bancs parce que jëm naa ba 4e secondaire parce que mais maa ngi bàyyi jàng 2015 waaw en classe de 4e waaw ma commencé nag topp làmb ji affaire yooyu parce que sama papa tamit bugg ko woon dafa bëggoon ma continuer sama njàng parce que dama ko mënoon mais bëgguma ko woon boobu làmb ji muy commencé dugg ay parce que làmb sama nekkuloon sama kii parce que dama doon basket laa bëggoon ak kii football di góolu dama doon góolu. waaw ay match nawetaan yi affaire yooyu def ko en même temps may suivre basket mais lamb ji xam rek lu nekk sa deret mënu koo daw parce que samay maam samay nijaay yëpp ay mbër la ñu woon parce que boo déggee Girancoor moo tombé ak ñoom Faalay Balde ñoom Mbaye Guèye xam nga ko amul lu mu deful si lamb ji kon loolu sama deret la mënu ma koo daw loolu moo tax ma teel a bàyyi njàng bi suivre kii bi quoi lamb ji. lamb ji moo yàq sa jàng wala jàng yi dafa yàqu nga topp lamb ji. lamb ji moo yàq sama njàng parce que man j'étais très fort j'étais un bon élève parce que bàyyi naa ba pare sax ba maître yi ñëw si sama papa pour ma delluwaat école loolu kay defe naa sax ñu ko am bëriwul bilaay mais xam nga rek perturbateur rek laa nekkoon ne classe bi rek mais dama ko bëggoon mënoon nag mais bëgguma ko woon quoi en fait waaw. et c'est bien alors bi nga commencé 95 donc nga mën nañu wax ne nga sóobu ci lamb ji bu fekkee ci nga bàyyi jàng. 2015 pardon 2015 nga sóobu ci lamb ji. kon parce que 2015 nga bàyyi. nga tàmbalee fan. 2015 ba 2015 sax bi may jàng sax moom maa ngi bëre di suivre mbapat bi mais dama dem 2015 bi may bàyyi nag boobu lamb ji dugg na ma carrément parce que 2013 laa commencé bëre mbapat 2015 laa commencé bëre mbapat bi ma duggee 2013 am naa 27 nag. 27 bi nga duggee 2013 gagné nga 27 nag. si année bi 27 nag si année bi. maanaam jóge nga nekk bàyyi nga séeréer bi nekk ak i pël sàmm. 27 nag laa gagné 2013 ma ñëw 2014 2015 mu am ay 21 nag. chaque année ma gagné ma ñëw ay 2018 yooyu boobu gars yi ñu ngi commencé wàññi lu ñu teg si nag yi commencé teg ay xaalis affaire yooyu ma am 19 nag si saison boobu parce que saison boobu dafa xawoon na kii quoi nag yi bëriwuñ loon gars yi lu ñu doon teg ay nag ma am ay 19 affaire yooyu. waaw man moom si télé laay wax te ku gars yi ñu ma xam bu ñu seetaanee lii dinañ xam ne man li may wax dama jëloon ay nag suñu waa kii dañuy fii kenn deewu si ba sama pap ne ma fii nag yi foo leen di jëlee wallahi azim dama duggoon suñu kër dama ko dugaloon ay nag ba boo tuflee sax nga tufli si kaw nag wallahi azim
ay 2013 yooyu mais 2016 nag laa ñëw Dakar ànd ak Boy Niang nag maa ngi koy nuyu au passage muy sama xarit di sama lépp waaw bëggal ma boppam quoi xam nga ànd moom balaa muy neex nga gis koo xamante ne bëggante ngeen waaw te moom daf ma bëgg ko def naa bi may dóor a ñëw Dakar 2016 maak moom ñoo doon fanaan benn néeg. Boy Niang waaw bu Pikine. bu Pikine 3 ans lañ def si néeg 3 ans maak moom ñoo doon fanaan guddeeg bëccëg di defandoo lépp ba muy tukki bàyyi ma fi këram ku ñëw kër ga sax gisuñu ko sax man lañ koy jaawale wallahi azim ba ñu naan maak moom di ñoo bokk ndey ak baay wala ay simo lañu affaire yooyu man tamit ma koy ñaanal bu baax lu mu jublu yàlla may ko jàmm ak salaam ak jabaram Ndey Marie di nuyu yaayam tamit mère Anna ak père Dégol maa ngi leen nuyu baax parce que ay nit yu baax lañu parce que nit ki boo xëjalee sa moromu mbokk rek si sa kër rek nit ku baax nga te nitu yàlla nga te man yàgg naa ak ñoom dëkk naa ak ñoom xam naa leen bu baax maa ngi leen nuyu bu baax waaw. da nga bokk ak ñoom dara pourtant comme ni ngay wax. non bokkuñu dara xëy na yàlla moo def ñu amante cofeel parce que sama benn mag Mame Ndour moo ko yor. xam nga mu boole mu ne ko Mbagnick sama rakk la dama bëgg nga def ko ni sa bopp mu jël kàddu Mame Ndour boobu def ko dogal ko muy nekk loo xam ne dafa dogu si moom xam nga jàpp ma mu boppam bu tukkee sa ñëw bu jëndee yére jëndaaleel ma lu muy def bu ma fa nekkul du mën a nekk à l'aise kon xam nga rek loolu tamit ma koy sant yàlla bu baax xam nga du si man du si moom yàlla moo ko def sama diggante man ak moom. léegi kon ban écurie nga nekk bi nga ñëwee Dakar kon apparemment ni ma déggee nga wax daf mel ni Pikine nga nekk ci ñoom. Pikine laa nekk bi muy dóor man bi ma ñëwee wax léegi si moom laa nekk si loxoom laa nekk ba bi may bëri son premier combat arène deuxième combat troisième combat yëpp man ba nii maa ngi Pikine. ndax Pikine nga nekk maanaam da ngay ñibbi si Kër Massar mais écurie Pikine nga ko. écurie Pikine laa nekk mais fii laa nekk fii mooy sama base quoi Kër Massar mais. ne ñoo ma yor fépp daal waaw. mais booy bëri ji ba Kër Massar ngay simee ngay solo rek. waaw fii laay ngémboo fii laay defee lépp. waaw Kër Massar laay ngémboo laay takkee lépp mais nag ki Pikine entraînement laa fa am ak samay gaay am na sama père nag bu fa nekk Kanji production maa ngi koy nuyu bu baax ak waa famille yëpp ñoom Tafa Kanji ñoom Abdou Kanji xam nga ay nit yu baax la ñu dañ ma jàpp comme seeni bopp. waaw Kanji moom samay combat da ciy sonn di si def loo xamante ne man. kii daf may dépassé des fois quoi moo tax xam nga rek sama combat dama si teg sama bakkan parce que daa am ñoo xamante ne dañoo nekk sama ginnaaw di si def loo xamante ne tey man fooguma ko woon kon am na yéen yoo xamante ne man j'ai pas le droit à l'erreur moo tax yéen yëpp man dama koy éviter quoi waaw. ñu ñëw nag léegi ci carrière professionnelle bi démb ak bërki démb ay 27 nag la woon 19 nag mais loolu mbapat la woon donte nag li naan dama mbapat moo tax tey moo mën a bëri xeex ok mais ay mbapat la woon te ci benn zone la woon mooy zone séeréer zone dëkk ba n'est-ce pas wala dëkk environnant yi mais là da nga yegg si ci niveau national disons sax niveau international ndax addina bi dañ lay commencer seetaan n'est-ce pas di wax ci sa làmb ngay dugg arène di bëri fan la carrière am tàmbale fii ci Dakar victoire la tàmbale défaite la tàmbale noo tàmbalee sa carrière. waaw bi ma jugisee fii 2016 du moins maa ngi am sama premier combat arène man ak Balla Doole yàlla def ma daan ko sama premier combat arène ma daan ko sama deuxième combat man ak Jordan yàlla def ma daan ko. Jordan. waaw troisième combat man ak Brise de Mer ma daan ko quatrième combat man ak Salbaax bu Mor Fadam yàlla def ma daan ko cinquième combat man ak Njaaytin rakku Tafatin bi ma daan ko sixième combat man ak Maxi Crési ma daan ko septième combat man ak nu mu tudd maa ngi fàtte kii Pape Yekini yàlla def ma daan ko huitième combat man ak Eumeu Sène Junior si laa amee défaite. mais attends mais Kalmu man xaw ma woon lii de mais Kalmu champion 8 combats une seule défaite te maa ngi ciy dégg Jordan maa ngi ciy dégg kan dégg naa ci Brise de Mer dégg naa si rakku Tafatine dégg naa si Eumeu Sène na nga wax Eumeu Sène Junior ci nga amee défaite. kooku adversaire am écrit bu mu duggoon gars yi rek delloo ko. maanaam moom. Tafatine bi. fu mu dugg gars yi daw. gars yi daw ko man kese maa ko may défaite si arène bi. fii ci Pikine la dugg nga daan ko. billaahi ma ñëw rek ma defar bagage ñu xeex bu metti nag combat boobu nag bokk na ci combat yi gën a metti sama carrière xeex bu metti ñu xeex bëre ma daan ko ci bëre dominer ko ci xeex dominer ko ci bëre waaw.
ok alors donc 8 récapitulons 8 combats benn défaite 7 victoires loolu moom yow déjà tour yi nga dégg mais est-ce que Kalmu Ndour waruloon dépasser Iba Mar heure bi est-ce que waroo woon nekk ci combattant maanaam beneen catégorie supérieure. waa si xam nga loolu làmb ji gars yi xoolatuñu koo xamante ne am na kii gabarit pour nekk champion wala am na kii doon nag koo xamante ne dafa làmb da koo yaakaar gars yi xoolatuñu loolu promoteurs yi dañoo nekk yoo xamante ne kii sax ku gën a cuune si làmb ji bu fi nekkoon sax am mboolo sax ñun ñi xamante ne wala koo xam ne yow nga nekk koo xamante ne da nga di daan te doo andi mboolo sax duñ la tegal. maanaam léegi dafa mel ni da nga ci li ma dégg nga wax mooy su ma déggee li nga wax mooy làmb ji léegi dafa aju si mbooloo. plus que sax ci carrière. voilà nekkatul si carrière wala xamatuñ ne kii buñ ko jàppale war na door di roi des arènes nii ak nii déedéet dañuy xool koo xamante ne promoteurs yi ku leen di mobiliser ki leen di jaayal ay billets kooku la ñuy gën a tëgal. parce que man mi samay combat day jafe trop. day jafe parce que des fois gars yi dañ may monter ay combat balaa muy yàgg sax muy yàqu nii ak nii sama combat man ak Ndiaye Tine bi ma koy jël dans une semaine laa ko jël. une semaine nga jël combat. semaine laa ko jël kuñ ma jox mu bañ ba ñu jox ma ko ma ne ko pare naa ñu ne ma combat bi dur bi gàttal ma ne ko pare naa parce que boobu maa ngi ci àll bi di compétir xam nga boobu xalaatuma loolu sax waaw parce que maa ngi ci àll bi di bëree xam nga compétition bi dugg na waaw ma ñëw Dakar may ñëw fii rek renforcer tuuti rek. dem bëri ji daan ko ñibbisi waaw. mais léegi yow instant yi comme nee nga combat yi gars yi du ñu seet sa carrière léegi seet suñu carrière mbooloo mais yow yaa ngi Pikine pourquoi nga am problème mbooloo te Malick Niang Boy Niang waa Pikine yëpp laa bëgg a wax Pikine mbooloo la pourquoi yow nga am problème mbooloo te nga nekk Pikine. non xam Pikine maa ngi fa mais basé wu ma foofu man Kër Massar laa yow Pikine entraînement rek laa fa am waa Kër Massar kañ ñoo war a jóg xam ne am nañ champion. waaw am nañ koo xamante ne am na talent si làmb ji te buñ ko doolelee tuuti rek dina dem waaw man daal loolu laa mais Pikine xam rek comme 100% Pikine yi ñun bokkuñ si parce que bokk nañ si sax mais dëkkuñu foofu te Pikine moom defe naa boo fa dëkkul pour nga doon am mbooloo bi nga bëgg foofu mënta ne foog nga toog foofu basé wu foofu mais ñun waa Kër Massar la ñu am fii lañ tiitaroo te fii la ñu yaakaar aussi te bëgg nañ tamit ñu gën a génn dooleel ñu jàppale ñu waaw. mais donc pour le problème c'est vrai hein, parce que Kër Massar nga dëkk kon yow waa Kër Massar ñoo la war a jàppale. yaa ngi dégg donc il faut que tu te fasses connaître mais yàlla baax na parce que man moom à partir d'aujourd'hui yaay sama mbër man ku bokk Kër Massar moom damay bokk ci yow quoi n'est-ce pas léegi nee nga kon su ma déggee li nga bëgg a wax mooy problème mu mbooloo la donc bu ñu ko tegoon ci carrière Kalmu Ndour kal la gëm ne tey yow instant yii Kalmu Ndour war na ko mën a song ci ndaanaan yi donte ñëpp ay ndaanaan lañ mais comme li ñu la wax champion yi man ngay instant yi ngay xoolal su nekkoon affaire carrière kese wala comme mën a bëre rek wala am fit wala jàmbaar wala nekk gaynde rek ay ñoom Malick Niang yëpp nii kuñ ma si jox ma jël. kan Malick Niang bu Yoff Moussa Ndoye Amaneex man mu Amaneex laa bëgg a bëreel quoi parce que dafa ñi ngi wax ñëpp ay xeexkat lañ. lu man bañuma loolu man ragaluma loolu man yooyu laa bëgg combat yi naan kii Kalmu day dee man yooyu laay soxla billaay walaay man soxlawuma combat bu nooy man Amaneex laa soxla parce que dafa daan sama jumeau sama xarit Boy Niang combat dama ko war a jëlal revanche xam nga instant yi Boy Niang raw na ko xam nga daan na ko Boy Niang daan na Boy Niang mais Boy Niang raw na ko mais man maa bëggal fayul Boy Niang te bëgg naa làmb jooju nag promoteur yi tegu ko Kalmu Ndour Amaneex. Kalmu Ndour Amaneex. wala Kalmu Ndour Malick Niang bu Yoff wala Kalmu Ndour Moussa Ndoye mais ñooñu mooy ñi nga xam ne seen réputation mooy dóor kaw nga wàcc dem hôpital. garaawul dóor kaw man doomu séeréer laa man ragaluma loolu nañ ñëw rek nu ñu ñëwee rek mën naa ko dëkku te ku ma si jàpp laa muy jeex loolu man lu ma leer la. Malick Niang gëj nañ ko dégg ci arène bëri arène gëj nañ ko dégg fii ba ñu ngi koy dégg ci MMA bi soo tamit niveau la ba moo gagné mais Kalmu Ndour Malick Niang boobu day xiif day bëgg a defaraat maanaam réputation moom keroog buñ ko Ama Baldé mujjee daan du dëgg yow kooku nga bëgg a dugg doo seet ko gën a kii tuuti. bëgg naa man moom déggoo la ba ma ko bëgg a feeñal rek dama ko comme gars yi dañ ko xaw a fàtte ñemewuñu ko grand yi ñemewuñu ko xam nga ñun xam nga xale yi nga xam ne ñu ngi dóor a génn fël ñu jël ko rek feeñal ko rek mu may ñu yoon rek jën koy ñaan rek roba kii rek may ñu chance rek ñu dem parce que xam naa buñ ko jàppee moom dañuy génn suñu yoon
Moussa Ndoye. bu ñëwee tey Moussa Ndoye bokkul ak ki dóoroon Tonnerre ba mu daw. Moussa Ndoye bu kii bëree na ak kii Lac Rose. bëreewoon na ak bëreeg Sa Thiès la mujjee bëreel waaw. Moussa Ndoye Sa Thiès Moussa Ndoye Lac Rose. Ah mais calme non moi je te crois mais nag dama ne affaire bi challenge la défi la de. ah non défi la ñun ay xale lañu bëgg làmb nekk si yoon xam nga xëy na nag am nañ benn défaite boo xamante ne dañuy yar parce que boo gisee sama combat bi lu ma daan accès de confiance moo ma daan te at sama adversaire sax xam na ne kii du ma sax moromam si bëre xëy na yàlla moo ñëw rek def li ko soob mais dañ koy sant yàlla gëm nañ ne yàlla moo ñëw jour boobu ñu ñàkk te man nag même gars yi xëy na ñu ma xamul sax man sama combat yëpp noonu laa mel bu arbitre siffle may dal sa kaw libéré gars yi parce que suñu waa dëkk fu ñu jógee dafa sori parce que dañuy dugg gaal dugg saret dugg oto. day libéré gars yi quoi mais Kalmu nag en plus de champion il est trop là. Kalmu moom dafa reetaan maanaam waa dëgg gars yi dañoo sonn ci yow daal. kaay sonn si yoon bi quoi bilaay dañuy dugg xoola saret ñëw dugg gaal xam nga duggaat oto dafa metti quoi comme nga war stress boobu xëjuma ak ñoom stade. bilaay waaw bilaay ñëw stade di léwétoo jëmal suba non bu abi ciblé kay ma dal seen kaw libéré ko gars yi dugg seen oto yi ñibbi parce que village dafa sori trop. su combat bu gën a gudd bu gën a yàgg ñaata la. sama combat bi gën a gudd na Malick Ndiaye Tine la woon. ñaata minutes boobu moom yàggoon na trop parce que def nañ ba ñu may ñu temps de récupération ñu dem ku nekk ñëwaat xam nga ñu dóorantewaat xeex gars yi mayaat ñu prolongation ñu ñëw nag si laa ñëw nag attaqué ko parce que gars yi dañoo sonn ñii di weñaaru ñii di kii xam nga rek loolu mooy loolu ma ne xaaral ma dal si kawam rek libéré ko waaw dama xam ne bu ñu dalantee moom làmb yi jeex parce que maa ko gën a ñor bëre fuuf. daako ko xeex daakuma xeex mën na xeex mais daakuma xeex moom benn coup la am muy droite muy hypercule keroog moom dal na moo quoi dal na xam nga bu ñu waxantee dégg moom keroog moom bi ma ñëwee mu xam sa laa reere keroog réeru kër gi moom jaaruma si maanaam léeg-léeg nga daan yàq sama kii yëpp sama ŋaam yëpp la yàq billaay mais nag sant yàlla comme maa ko daan keroog moom waaw gars yi kontaan nañ trop. mais Kalmu xam nga man lan moo garaaw mooy man lan laa bëgg a xam sensation bi mu bëgg a xam mooy nit ki lan lay yëg instant yi nga xamante ne jël na coup te mu xam ne mi ngi war a coup jël na coup ba xam ne jël na coup instant yooyu cette fraction de seconde là. non foofu moom boo jëlee coup te jàppoo parce que sama combat maag moom lu ma mayoon sens dama jàpp parce que nii lañ jàppante ndëngëñante mu muy dugal. waaw mais bu fekkoon man jàpp ma fenn. man mën naa këpp quoi mën naa këpp wala ma jaaxaan xam nga wala ma kii ku lu si garaaw comme ngay léwétoo nit yi mu dóor la kënku te amoo foo jàppande ko parce que boo si miiree rek mooy kaaw bi waaw da koy gis day xam ne kii kaaw na parce que da koy xool si say tànk wala si sa kanam waaw mais maag moom bu ñu jàppante bu ma dóoree ku dafa fekk ma jàpp si laa gën a dëgëral sama kii nag xaw a jël récupération tuuti. mais gars yi nee nañu tamit. maanaam mettit bi boo demee ba sedd la ba toog sa kër ba lépp jeex. waaw loolu la nag boo demee ba sedd moom ba yaram bi sedd noonu ba nga sangu ba ñëw si ngay door a xam ne fii booy lekk sax lu diis ni ay gerte caaf sax fii day metti kon millions yi jar na ko de. non jar na ko lamb dafa neex quoi lamb li si gën a metti mooy tey nii ma xëy dem entraînement ngoon ma demaat contact xam nga loolu moo si metti mais bu desee dara lu dul jouru lamb ji rek comme ni ñu ko waxee loolu feet la. parce que foofu kenn du la wax ne defal lii da ngay dewre di bëggee say supporter ñëw jël sa concentration mooy loolu concentré aussi combat bi xam nga liir ko. à part Malick Niang tey boo laajoon Malick Niang mu bañ nga laajoon Moussa Ndoye mu bañ nga laaj Ama Neex mu bañ da ngay dellu ginnaaw seet ñu gën a néew wala ngay dem kanam seet ñu leen sut. waaw am na combat yu jàll keroog ngeer ak kii Boursine bu paree nag Eumeu Sène Junior daan na ma kay combat boole nañu waaw ñooñ wala Mama Lamine ak kii mbaru parcelle bi Garga 2 ku si daan pare na ku si daanu pare na parce que ñun ñëpp ay naataango lañ parce que 2019 su ma fàttewul ñun ñoo nekkoon meilleure génération bi ñu noté woon si année boobu man maa jëloon 5e. ñoom ñoo jëloon ay première deuxième troisième man 4e laa jël maa jëloon 5e si. ban année la woon. 2019 donc ça veut dire que yow tey seen 5e bu demee ba song premier bu ko daanee.
day baax si moom ñoom bu ñu paree ku si pare si ñu Garga 2 Mama Lamine man pare naa. yow ñi lay bañal jël est-ce que duñu jàpp ne dañ laa xeeb maanaam xeeb pas xeeb ci nit ki mais dañoo xeeb sa ñoom jàpp nañu ñoo la sut buñ la jëlee dañuy tardel seen bopp est-ce que du loolu aussi. non fii bu dee mobilisation amul ku ma si daak mobilisation si ñoom man sama combat bu mujj bi grand combat bi ma daanoo ba génn stade bi kenn nekkatu fa Sénégal ñu mooy dégg bi ma daanoo ba génn stade bi kenn nekkatu li mu andi si 8 bus la andi 8 bus. nga andi foofu 8 bus yu jógee village ak 4 cars yu jógee Kër Massar fii. très bien. billahi wala maa ngi koy nuyu bu baax Mokhtar Ba bu Djilor dafa posé woon candidat yi si kii bi élection yi passé mais yàlla dafa dogal tamit ñu gagné ko mais nag maa ngi koy encouragé tamit. alors instant yi gis nga làmb ji fi mu toll ñu ngi dem bàyyi arène nationale naka nga jàngee làmb ji instant yi est-ce que làmb ji judduwaat na parce que xam nga am na ay jamono tamit il faut dire que xawoon na wàcc tuuti ak feebar bi mbas bi ñëwoon tamit téye lépp. mais est-ce que amaat nga yaa ngi am yaakaar làmb ji delluwaat ca la mu nekkoon bu njëkk. pour l'instant nii man làmb ji mënatul mel ni mu meloon ndax. lu tax no xamalu la làmb ñi ko yor ak ñi ko war a yor bokkuñu. ñan ñoo fi bokk ñan ñoo fi bees. nga làmb par exemple tey bu dee làmb nekkul ay CNG ay président CNG ay ministre des sports gis nga par exemple roi des arènes Tyson bi mu fi nekkee si la kase mbëri yëpp yokk mbëri yëpp seen kase yi si lañ yokk mais tey da ngay gis tey par exemple Modou Lo maa ngi koy nuyoo passage tey moo nekk roi des arènes amoon na loo xamante ne mënoon na ko jouer rôle boo xamante ne mënoon na ko jouer ba mbër yi nekk ci suuf yëpp commencé fayee ko ay millions parce que Tyson bi mu fi nekkee ak ñoom Yékini si la mbër yi commencé fayee ko ay millions jëm si kaw. donc da nga jàpp ne roi des arènes bi Modou Lo am na rôle bu mu war a jouer ban rôle la war a jouer carrément pour seen cachet yokk yéen. voilà parce que tey bu yokkee prime wala mu wàññi prime promoteur yi mbër yu ndaw yi dañuy bëre dañuy commencé fayee ko ay millions di teral seen i waajur. non je n'ai pas compris maanaam yow da nga bëgg muy yokk cachet wala mu wàññi. bu yokkee kasem promoteur mbër yu ndaw yi dañuy mën a commencé fayee ko ay millions di teral seen i waajur. ban rapport la am loolu. waaw parce que ñoom xam nga tey promoteurs yi tey dama comme da nga may bëgg a teg xaritoog man ba boo ma waxee ne calme dama soxla ko ma ne la loo ma jox baax na. instant foofu ngeen toll. parce que loolu la parce que doo sóoraale ne am na ay xale yu ndaw yoo xam ne ñu ngi jógte ci suuf bëgg a bëre nii ak nii parce que Gaston waxoon na ne dootu fi fay mbër plus de 75 millions. parce que loolu bu mu ko defee tamit mbër yëpp a commencé woon bëri fayee ko ay millions mais mbër yi bu ñu nekkee ku nekk job def sa poche lay def. donc pardon si question bi mais est-ce que da nga yaakaar ne kon Modou Lo pour moom laajul dara lu ñu ko jox baax na. non comme par exemple man maa jëlee exemple noonu mais mënoon na parce que Tyson bu mu fi nekkee dafa liggéeyal làmb ba mbër yi commencé fayee ko ay millions. mais Tyson bi mu fi nekkee moom dafa amoon maanaam moom fullaay boppam la doon doxee. ñii nag fulla boobu la ñu war a am ba ñun ñii ñu commencé bëgg a war a mel ni ñoom. non li ma la bëgg a wax mooy calme Tyson bi mu fi nekkee moom moo taxaw ne man Tyson man nii laay doxalee nit ñi fekk si Modou Lo ne man nii laay doxalee c'est-à-dire tey Calme Ndour fullaay Calme Ndour lan la jotee ak fullaay Modou Lo. mais dara comme nit ku nekk rek war nga roy si yoo xam ne lu baax la doon liggéey. comme Modou Lo war na roy si Tyson parce que Tyson lu avancé loolu làmb la doon def parce que ñoom Modou Lo tey bu ñu demee bay commencé wax ay turu millions sax à cause de Tyson la comme tey war nañoo commencé roy si loolu ba ñun ñi nekk xale yi ñu nekk si ginnaaw ñu mën a mel ni ñooñ. da nga am benn message particulier boo bëgg a lancer Modou Lo par rapport à ça. waaw loolu la li ma ko mën a lancer rek Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène Bombardier yëpp. ñoo ñëpp war nañu soo jouer rôle boobu ba xamante ne ba ñun mbër yu ndaw yi ñu commencé fayee ko ay millions comme ñoom comme commencé daal mën a teral suñuy waajur parce que ñoom ñëpp ñoo ne si kaw parce que ñoom bu ñu nee lii rek promoteurs yi dañ leen di topp parce que ñoom bu ñu bëree promoteurs yi bu ñu tegee ñoom la bu ñu bañoon ne duñu bëri promoteurs yi duñu tëgg kon am na proposition yoo xam ne bu ñu ko si tegoon tey promoteurs yi dañ leen di fekk si. personnellement ni ma déggee si wax mooy pour yow Modou Lo remplirul maanaam devoiru taxawaayu roi des arènes. waaw instant yi moom li ma la wax léegi rek ñoom kay moom ñoo war a def seen i liggéey ñun mbër yu ndaw yi nag ñu commencé
xam nga rek ñoom seen rôle daal ak seen promoteur yi daal ñoom la ñoo ko war a kii ba teg fi Tyson tegoon tànkam ak ñoom Yékini ñu teg ko foofu mbër yi ñu commencé mel ni ñoom. mais man il faut nga nangu tamit ne Modou Lo nekk roi des arènes ne veut pas dire nekk responsable syndical. du chef de groupe de roi des arènes. ku nekk roi kay yow yaay diriger Modou Lo tey bu taxawoon ne mais def mais croisé tey ne du ma bëre Ama Baldé kenn mënu si dara. kenn mënu si dara mbër buñ ko def bu nekk bu parce que moo nekk si 16 bi boo leen ma fayul lii du ma bëre toog kenn mënu si dara gars yi dañ koy fekk si rek ban foofu laay waxee waaw. léegi CNG moom la moo la naqari CNG parce que nee nga ñi war a taxawu làmb ji ñi ko war a yoruñu ko lan mooy sa problème ak waa CNG. non CNG moom xanaa kay gis nga li xew temps yëpp gis nga Boy Niang luñ ko dagg si combat moom moo kii nu mu tudd moo Tapha Tine dagg bi ñuy dagg mbër yi dafa bari trop mais man mii sama combat bi dañ ma dagg. combat bu mujjee bi. combat bu mujj bi dagg nañ ma ci xaalis bu bari ñoom ñëpp te Siteu gis nga ñu ngi ak 500000 am ba tey Tapha Tine dagg nañ ko 300000 xam nga gars yi dagg bi dafa bari. loolu règlement moo ko wax. règlement bi xoolal avertissement benn avertissement si làmb la bokk mais avertissement bu nekk nga dagg mbër bu génnee benn nit si cumbikaay nga dagg nga bind. loolu dafa bëri xaalis bi nit ñi entraînement yi dafa metti tey da ngay fajaru 5 heures du matin dem entraînement ñëw 5 heures du matin tëdd tuuti ndekki demaat salle ngoon nga contact yi yow ngay ñëw toog rek tey sa bik lekk xaalisu jàmbur. mais Calme man sama problème aussi man xam nga dama di koo xam ne damaa bëgg tamit règlement dama gëm yoon n'est-ce pas Calme da nga def signer contrat ci contrat bi ñu ne la boo defee lii ak lii ak lii dañu lay dagg lii ak lii ak lii nga nangu. signé benn nga dem ba bisu jëfee li nga signé ñu ne la sa supporter wala sa cumikaay bu mu déborder lii nga ne waaw d'accord signé naa avertissement nangam nga ne waaw d'accord naa signé naa waaw pourquoi boo demee ba ci bakk biir combat bi nga def la safaanoo ak li nga signé. pour yow xam nga li nga signé pourquoi mënoo ko def. moo wax la leen nag mbër tey kenn mënu koo à peu près ne cinq participants nga andi ñuy téye sa cumikaay mënta ne. parce que tey man dinaa andi comme ñi ànd suñu waa écrit comme 10 personnes suñu waa écrit ak samay sëriñ yu ñëw ak samay boy yu téye samay ciwikaay waaw ak sama waa staff ñooñu dinañ ñëw dinañ dugg comprendre nga mais ñooñu ñëpp lamb di leen autoriser ñu dugg mais par exemple tey su may lagat su ma àndee kii ànd ak yow tey ñu ne ma kenn ngay àndal est-ce que là c'est pas sûr. parce que tey da nga war a nekk en sécurité si lii làmb ji man ak kii kese mu ñëw àndi lagat boo dajee ak adversaire wala supporter jóge fële dóor dara sa kaw saw bopp yàq sa làmb moo tax loolu côté boobu ne dañoo war a xoolaat loolu. y a des aléas yoo xam ne mënoo ko contrôler. mënoo ko contrôler parce que tey mënu ma nekk samay si plein làmb nekk concentration bugg a lijjante ñu nekk si tribune di xaañ ay xeer di daaj ay seize di ko xaañ mbëri wala di xaañ xama loolu lépp ñu sëf ko mbër bi. loolu yëpp boo paree ñu ne mbër bi moo def loolu te fekk na loolu mbër bi yeegul déegul. te après si sa xaalis lañ koy dagg man côté boobu laay waxee loolu mooy challenge làmb gars yi dañoo war a kii loolu day jaay làmb ji te day jaay journée promoteur bi aussi mais gars yi bu ñu ne mbër bi bu defee lii rek bu yóbboo sarax nii wala bu tuuree dara kii rek da koy yàq non doomu aadama lu ko yàq yombul. lii war nga gis da pour yow da nga gis ni su ma comprendre li nga bëgg a wax mooy da nga bëggoon ñu gën a alléger affaire yi. waaw ñu gën a kii rek oyofalal affaire yi parce que affaire bi méttiwul làmb comme li koy jaay rek mooy loolu parce que gars yi demoon nañ ba interdit ne ay butéelu 10 litres yooyu gars yi di sorti si làmb ji gaspillage de l'eau la affaire yooyu mais loolu challenge la parce que loolu boo gisee Ama Baldé buy sotteeku butéel bi xam nga dernière butéel am loolu nga xam ne làmb dafa neex ba Modou Lo téye butéel bi di ko tuur noonu loolu waa di wër làmb ji loolu dafa neex mais loolu yëpp ñu bëgg koo dindi si làmb loolu def ñu neen lii dañ koy interdit loolu dañ ko war a delloo si. loolu dañ ko war a delloo si mbër yi dañu war di tuurante ay saafara di waxante pas saagante pas dóorante waxante ba sës. léegi donc CNG pour yow dañoo war a wàññi d'accord léegi nag troisième responsable ñu ngi ma jàpp ne yow yaa leen jàppee responsable mooy promoteur bi ci boppam di jël xaalisam di tëgg. pourquoi nga ni ñi war a yor làmb yi yoruñu ko te ña ko yoroon bopp ba tey di fay ñoom Yékini di fay ñoom Balla Gaye ñoom ñoo fi ne ba tey di la fay yow sax c'est quoi le problème. ba nga ne ça ne va pas. non ça ne va pas parce que gars yi mooy loolu bëgg nangu fay gars yi fayatuñu mbër yi léegi te xam nga par exemple tey ñu tëgg la tey jox la ay billets ne la boo jaayee
loo si am yaay si sa fay si lay jógee affaire yoo xam nga loolu neexatul. jaay maanaam yooyu yaay jaay sa billet bopp fay sa bopp. waaw yaay jaay sa billet man moom duñ ma def loolu mais am na mbër yoo xam ne comme mbër yu nekk si suuf quoi laay wax comme par exemple mbër yu ndaw yi dañ lay jox ay billets nga jaay après ñu tiire la si sa sa liñ lay fay quoi loolu dafa metti ak li wàccaayu combat doo jox nit ki dërëm ne ko am nga combat jëlal ay billets kooku lu muy demee si sëriñ ak lu muy waajee combat am dafa metti quoi dafa metti. man sama premier combat arène man maa fay promoteur maa joxe 200 000 300 000 pour ñu tëgg ma. répète nga ne yow yaa fay. premier combat arène man maa fay 300 000 joxe 300 000 pour am combat deuxième combat arène ma fayaat 200 000 jënd benn bloc pour am combat. sama combat kan moo ko tëggoon boobu. Prince moo tëggoon sama combat man ak Jordan. boobu yaa jaay say billet. combat man ak Ndiaye Tine laa commencé fayee ko xaalis sama combat man ak Ndiaye Tine mais combat yi passé yëpp dama doon sama mag moo doon joxe 200 000 pour ma am combat. boobu benn bi Prince moo ko tëgg. parce que promoteurs yi boobu boo waxee ñu ne calme booy ñemewuñ la booy bëggu ñoo jël parce que mais boo ko joxee tey 200 000 tey balaa jant bi soo moo wala ne diw pare na pour bëreeg yow wallahi azim. benn bi Prince la beneen bi kan la. Prince moo njëkk a tëgg sama combat sama premier combat moo ko tëggoon. moom nga fayoon 300 000. deuxième combat waaw sama troisième combat jàppanu ma sax ku ñu tëggoon mais Fallou Ndiaye daal moo tëggoon sama combat man ak Ndiaye Tine après moo ma fayoon. donc Fallou Ndiaye daal moo njëkk a commencé di la fay. moo njëkk a commencé fay samay combat quoi mais sama combat yëpp ay billets lañ ma doon jox te balaa may bëre damay joxe xaalis. maanaam te yow mais li nga jaay ngay joxe. waaw li ngay jaay ngay joxe après ñu tiiral la si dag ne la jëla si lii nga am te mooy loolu boo moytu sa dugub. mais boo amulee ay nit yu lay jëndal wala ay ñu la jàppale yow saa ba doo bëree ñu nga pare ñu fay la 10 000. billaahi mais ñun moom comme dañoo nekkoon ko sama billet moom mosuma yoro promoteur billet. waaw sama ménagère mu ngi may dégg bu seetaale di nga xam li mu wax mosuma yoral benn promoteur billet Matar Ndiaye maa ngi koy nuyu au passage. bon d'un autre côté aussi mën nañ comprendre ne xam nga dafa am ay promoteurs yu mag. ak ay promoteurs yu gën a mooy mag maanaam yu gën a tuuti donc ku nekk aussi ni ngay tojee sa bopp jinax yaa ko xam mais est-ce que yéen tamit est-ce que benn instant bi ngeen di accepter loolu ñu leen di jox nii est-ce que du moo leen arrangé woon ca jamono yooyu xam yaa ngi koy kaas tey calme. du loolu du question xam nga ñun comme moment boobu xamuñu woon affaire nu mu demee bëgg a bëre rek tey buñ la nee tey yow calme yow dañ laa nakare wutal adversaire mais boo jëndee benn bloc. xam nga bloc bu nekk bloc 200 000 la boo jëndee benn bloc tey ma wutal la adversaire te man ma bëgg a bëre te ma yor 200 000 dama koy génne. tey Gaston mi ngi fi li ñu naan Gaston dikkaat na Pape Abdou Fall tamit mi ngi fi ñooñu pourquoi duñu tëgg sa combat. waaw gars yi moom mooy loolu gars yi xëy na dafa jotagul mais ñoom ñëpp samay père lañu samay nit lañ Pape Abdou Fall sama mbokku taalibe la waaw ñoo mbokku Cheikh Cheikh Sadbou. waaw am na sama benn grand sax xaritam la quoi xaritam la Assane boole na ma ak moom ay yoon ba si combat Siteu bi bëggoon na ma see boole mais après dama nekkoon si contrat après mënatuma woon jël ñaari contrat yi loolu moo taxoon nag mais sama papa la sama lépp la Père Gaston tamit am na sama benn grand bu muy àndal muy Yann Bass ñoo bokk benn kii coalition dañuy liggéey ñoom ñaar comme. sama père la daal bu ma bëggee tëgg daal dina ma tëgg quoi te xam naa ñu ngi si incha allahu rabi. léegi ñooñu ay combat ñoom combat yu ngand yu rëy la ñuy tëgg te yow buñ la woowoon wala nga jokkoo ak comme ni nga wax sa Pape Abdou Fall sa mbokku taalibe la kon yow boo jàkkaarloo woon ak moom tey di négocier ak moom combat xam nga du doon combat bu ndaw kan nga koy laaj. ama neex rek laa koy laaj. mais yow yaa ngi ama neex tamit yow ba da ngaa peese ama neex nga ba xam ne kii neex na rek nga ne xaaral. kay amul ama neex laay laaj da wala Malick Niang Pape Abdou Fall boo may tëgg daal tegal ma ama neex wala Malick Niang. mais yow daal am Boy Niang daal moo tax nga teg bët ama neex. waaw man moom foog ma faxas ko moom dëgg kooku moom foog ma libéré ko. mais ama neex niveau am instant yi mu toll man xaw ma ban niveau la toll ci wàllu carrière am mais yaa ko raw wala moo la raw. moo ma raw
moo ma raw mais daf ma war a may chance rek ma faxas ko rek nekk si yoon comme xale bu nekkee si yoon rek da nga koy xejal rek bul ko. boo damay jàkkaarloo occasion bu toll ni occasion bu Pape Abdou Fall di ko laaj ama neex te laajoo ko benn je sais pas moi laaj ko benn voilà benn Lac Rose par exemple. non Lac Rose du ma jël ak Fass booy Fass am fa combat yombul de. lu tax mooy loolu dañuy wiiri dañuy xool seen i yoon de mais dañuy xool duñu jaar fu tàng de. non Fass duñ jaar. booy duñ jaar fu tàng te xam nga calme moom dafa wex xat. yow pour yow waa Fass dañ lay éviter. non Fass kay ñaata mbër lañ fa général bu Fass Baara Ndiaye ah. Gris 2 mosuñ ma ko wax mais ñaari mbër yooyu te ñoo nekk benn génération quoi jox nañ ma leen après mais dañoo bañ quoi. biir Dakar fële écurie Soumbédioune suma juumul mooy doomu kii bi doomu Diène Kaïré. Diène waaw laajoon naa ko fi mais après moom dafa ne man maay mbërëm quoi affaire yooyu xam nga rek. mu ne la xam nga loolu moom. mbërëm quoi nee na du bu rek man mbërëm la. sa fan si la quoi sama fan si la quoi. mais après loolu fu baax moom. moo wax loolu de xaw ma lu ma wax loolu nag. léegi après nga nangul ko. non nanguwuma dinañ bëre xamal nit ku nekk ni mënoo tere nit bëgg la quoi mais nag bu ñu laamu boole dañu bëre de. kaay sama fan si nga may kaay fii. ñu bëre de waaw bu ñu laamu boole moom dañuy bëre incha allah. non mais parce que est-ce que xam nga Fadam le grand chroniqueur. Fadam waaw xam naa ko. kooku dafa xam làmb. billahi wallahi waxuma la ay arbitre sifflé de mais na gis ñaari mbër rek ñu signé ñaari mbër mun na koo décortifier. mun na ne kii bu defee lii bu mooy toolu Fadam xam nga kañ la ma wax ne Eumeu Sène Junior su ma ko joxul cër du ma ko daan. dégguma li nga xam nga ne. Fadam kañ la wax ne Eumeu Sène Junior su ma ko joxul cër du ma ko daan. noonu la yàggee Eumeu Sène Junior bi ma daanoon mu ne ma calme mu ne ko waaw mu ne ma Eumeu Sène Junior boo ko joxul cër arbitre sifflé nga lire combat bi doo ko daan. moo tax nga daanu yow. waaw kooku moo ma daan parce que daf ma waxoon ne bu arbitre sifflé ma taxaw liir combat bi bu ma ko yàkkamte man mu ne bés boo yàkkamte rek mu daan la bés boo ko forcé rek mu daan la boobu dama foroon di naan ay kii bu arbitre sifflé prip dip laa ko def si la ma wax. wax na la ko balaa combat wax na ma ko bu combat bi doo tax mu ne ma calme mu ne ma mu ne Eumeu Sène Junior moo la mag fuuf moo la jiitu si làmb te mu ëppoo ko doole mu ne ko waaw mu ne ma léegi boo ko bëggee daan. da ngay liir combat bi arbitre sifflé nga tey naxanteeg moom ba jàpp ko mais boo ko bëggee sorox yi da lay daan. temps yi nag moom même chronique li mu waxoon ci Balla Gaye ak Bombardier. gaa yëpp nee nañ la mu waxoon moo am. non kooku dafa xam làmb parce que da koo tarbiyu parce que dafa jaar si champion. si Mor Fadam kooku Mor Fadam moo ko yar te Mor Fadam ku ko gënoon a xam làmb si Sénégal man gisuma ko. parce que kooku lu mu daan wax si làmb dara du si deñ kon Fadam dañoo mën a wax ne kooku si tànku Mor Fadam bu mag la jaar kon dañ koy ñaanal lii nag bu si cat dugg bu si cat duggee rek da koy yàqal mais dañ koy ñaanal yàlla bu si cat dugg xam nga mu nekk benn bonne continuation si moom mais parce que moom dafa xam làmb daal. kon nag gis nga li may waxati ci Kër Massar ngi nii xam am grand connaisseur bu dëkk Kër Massar Fadam dama bëgg nga jege ko sama waay la sama xarit la Fadam. grand chroniqueur Kër Massar nga dëkk sa mbër ngi nii dénk naa la ko wala boog maa ngi la koy fàtte ndax xamante ngeen ba pare conseiller ko jox ko sa xalaat gis nga li mu wax nit ku oyof moo koy wax nee na damaa daanu parce que Fadam waxoon na ma defeel nii te defeewu ma noonu man damay lancer message yéen promoteurs yi Gaston Mbengue Pape Abdou Fall Prince sama xarit yéen ñëpp Kër Massar département la léegi. lu ko dalee Yëmbal ba Jaxaay 25 kilomètres carrés 2 fois le département de Guédiawaye yéen promoteurs yi Kër Massar département am na ressource am na base andil leen ñu combat yi ñun dañoo am suñu ay mbër bëgg leen yóbbu stade bëgg leen yóbbu arène kenn ci suñu champion gi nii Kalmu Ndour 8 combats benn défaite ngeen koy bàyyi ci ginnaaw muy dem di puusante ak booy yu ndaw yi jox leen ñu combat ñun waa Kër Massar dañuy laaj combat bépp nag boole naa si booy Mankaañ boole naa si doomu Mohamed Ali Kër Massar la nekk am na ay kàngam am na sama beneen booy bu nekk fii Malika Montagne booru Mbëbës mbër la général Malika yaa ngi dégg andil leen ñu combat yi fii ñun tamit dañoo bëgg am suñu ndam. ñu ngi leen koy woo di leen lancer message pour ngeen ñëw tëggal ñu combat Kalmu Ndour a ngi nii champion la donc yaa ngi Mbaye Guèye Junior am ngeen combat le 27
février fële ci Iba Mar Diop premier combat wala grand combat la. non grand combat la. grand combat la di woo ñëpp nag di woo waa Kër Massar ñëpp waa unité 16 unité 12 xam nga ñëpp ma ñu ngi leen di woo si combat bi xam nga di suñu woo suñu mbokku séeréer yi yëpp fogole séeréer nag mais xooyaanu no fop mi combat ne mi grand mbañik o ɓii nuun xarit nuun o ndokoor nuun jeg combat in fa Mbaye Gueye Junior le 27 février lancé a fop laya fop e fat nu ngar mobiliser ndamtam i maafin combat fa ñofu waago teelo libéré a nuun inchallahu rabbi ba pare dama lay conseiller mooy Kër Massar def nañ élection yu bees demal à partir d'aujourd'hui nga wër bépp maire keeru Kër Massar yi maireu Kër Massar yi kilifa politicien Kër Massar yi kilifa diini Kër Massar yi demal nga jaay sa bopp demal nga wane sa bopp gars yi xam la defalal sa auto promo loolu amul gàcce de promotion communication ci liggéey la bokk ci làmb ji la bokk defal sa communication demal ci gars yi nga présenté leen man maay Kalmu Ndour mbaru Kër Massar damaa bëgg ngeen jàppale ma gars yi jàppale la defal communication bi gars yi ñëw jàppale parce que les gens ont besoin de champions fii ci suñu département. ce jour préparation dañuy invité sa préparation ñu filmer la parce que comme li ma la wax incha allah open press nous serons là ñun waa Siiwal Sénégal chaîne bi chaîne Kër Massar la lépp loo xamante ne dañ koy dox biir Kër Massar luy jëmale Kër Massar kanam ñun dañ ciy jàpp dañ ciy taxaw jàppale leen ko waa Kër Massar sa waa dëkk jàppale leen Kalmu Ndour mar faafa ko jàppale leen waa jàppale leen Kalmu Ndour mus naa dem Niodior mus naa dem Dionewar jàppale leen Kalmu Ndour boole ak département Kër Massar yow tey waa Kër Massar bu ñu la jàppale ak mbër bu ñu mën a jàppale fii li Balla Gaye am Géejawaay sax du ko am parce que say supporters dañuy mat ñaari yoon maanaam Kër Massar mat na ñaari yoon Géejawaay da koy doubler donc ñun am nañ opportunité boobu bépp mbër boo xamante yaakaar nga ne Kër Massar doo fi amee supporter ñibbisil nga liggéey di nga am ay supporter ñu ngi fi toog di la xaar léegi ban message ngay lancer à toute la population. waaw message bi may lancer rek gars yi ñu gën di muñalante aussi muñalante moytonte parce que àdduna nit ku nekk rek ak ni ko yàlla bindee ak noonu nga koy jàppee parce que dañoo war a considérer nit ki dama la war a considérer comme sa bopp nga considérer ma comme sa bopp. parce que bu ñu defantee loolu rek suñu dund day neex day oyof mais tey su ma considérer sama bopp nit considérer leneen rek comme day ñaaw comprendre comme boo ma considérer comme sa bopp ma considérer sama bopp li may dund si lu rafet ma njortu ne yow noonu ngay dund lu rafet loolu day rafetal ànd te day rafetal dund te dëkkandoo dafa fort te yonent bi waxoon na ko nee na bu dëkkandoo doon mënoon doon ay dëkkandoom ñoo koy doon kon loolu tey leçon la si ñun ñoo xamante ne ñoo war a royee foofu te ñu dund loolu may ñaanal ñëpp jàmm nag xama di kontaan si yow nag xama yow moom bu ñu xamantee ba léegi moom man dañuy déggante tout le temps su ma la envoyé message tout le temps nga may tontu nii ak nii sa boobi tamit maa ngi koy nuyu bu baax di ñaanal nag waa Siiwal Sénégal dem ba nekk télé bu mag si biir Kër Massar te bëgg naa nag waa Kër Massar nag jàpp si communication bi ak si partager vidéo yi et tout xam nga man moom saa yu ma gisee nga dugal lien sax damay duggaat YouTube partager ko waaw te incha allahu rabi dina gën a siiw quoi incha allahu rabi. jërëjëf kontaan nañu donc jox ñu rendez-vous bu ñu paree léegi ñu jàpp benn jour bi ngay dem entraînement peut-être géej wala après-midi ñu filmer la boole ko ci interview bi n'est-ce pas tamit boole ko ci communication bi kon waa Siiwal Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous ci beneen numéro. fii nag information générale la may fàttali ne ñun waa Twin Studio Production ñaari chaîne lañ yor Sky TV c'est pour le cinéma lépp luy dem ci cinéma Siiwal Sénégal moom mooy chaîne information générale waaye ñoom ñaar seen point commun mooy rek dañuy ñaan yàlla ñun chaque fois duñu wax lenn yi vie privée jàmbur xaw yi sutura jàmbur loolu moom mooy suñu créneau bëgguñu ko duñu ko def léppay rafet waaw léppay rafet kon nag ñu leen di jox dig daje ci beneen émission si beneen thème ak beneen débat.